jërëjëf si ñëw bi ngeen ñëw fii maa ngi leen di fay seen nuyu waaye aussi di nuyu képp koo xam ne tey jii mu ngi seetaan seen site bi di Infos Rewmi di leen encouragé tamit si liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy def di tasaare xibaar bi si dëkk bi. Monsieur Mouhabaye Diouf, vous êtes le directeur de la promotion des droits de l'enfant. ñu bàyyi la nga wax ni tuuti ci seen ay activités. waaw xam nga promotion des droits de l'enfant soo ko déggee daanaka moom mooy li ñu dénk jëwriñ ji nga xam ne tey jii mooy madame Ndeye Salimata Diop Dieng yor jigéen ñi njaboot yi ak jigéen ñi njaboot yi ak xale yi maanaam kaaraange xale yi lu mel ne soo ko déggee nag dafa am benn bantax benn naka lañ koy woowee sax benn bànqaas muy direction bu nekk si ministère bi di sàmmonteeg ak yelleefu xale yi donc direction boobu moom laa yor li nga xam ne mooy sama liggéey nag mooy di saytu waaye aussi di jëmal lépp loo xam ne tey jii politique gouvernement bi la maanaam yéen gouvernement si li nga xam ne tey mooy ndaw Sénégal naka la ñu war a taxawee naka la ñu war a dundee seen ëllëg naka lañ ko war a tabaxee ba ndaw yooyu suñu màggee dañ mën a wutu ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy seen i waajur ñu mën a wutu dëkk bi parce que ñoom ñoo war a yor ëllëg dëkk bi mais si kaw loolu nag ñoom dañuy yelloo maanaam ay àq yoo xam ne nguur gi la war si wàllu seen dund si wàllu seen wér-gu-yaram si wàllu seen njàng rawatina seen wàllu kaaraange bi nga xam ne tey maanaam si biir kër yi déjà ñu aar ko si lépp loo xam ne daf koy lor waaye kaaraange tamit si mbedd mi ñu aar ko loo xam ne daf koy lor dégg nga fi ay viol dégg nga fi ay maltraitance ay service corporel maanaam ay bundu xatal ay dóor loolu yëpp dafa bokk si ay xeetu maanaam loraange yoo xam ne tey day tegu si kaw xale bi mais direction bi lépp loo xam ne engagement bu gouvernement Sénégal jël diggante mu ak waa bitim réew si wàllu convention des droits de l'enfant charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant xam nga dañ ko war a jëmal dëggal ko ñu ñooy fexe ba engagement yu gouvernement Sénégal jël mu dugg si ay plan d'action parce que tey jii du ministère bi kese mooy lijjanti affaire xale ministère de la justice ministère de l'intérieur ministère de la santé et de l'action sociale ministère de l'éducation kenn ku ne tey jàpp na sax ne xale moom kese moo ko war a yor daal mais comme ministère bi bu yor njaboot bi moom la njaboote ñu ñëpp daanaka moo leen uuf ñoom ñëpp kenn ku si ne ñun tamit dañuy seetu ndax la nga warloo si ak yelleef xale ndax yaa ngi koy def wala déet donc ay at yu jot ñun dañuy def ay rapport parce que mbootaay xeet yi kenn ku ne soo signé convention ba pare il faut nga wax naka ngay jëmale convention yooyu doo signé rek wane ginnaaw donc dëkk bu nekk chaque 4 ans comité dañ lay invité nga ñëw def sa rapport nga leen si wàllu wér-gu-yaram maanaam xale bi nga xam ne mu ngi si biiru yaayam yow yan mesure nga jël ba xale boobu si en matière de santé ndax ay garab yi war a faj yaayam doy na ndax moom li ko war a teeru si ay structure hospitalière ak yooyu ndax temm na yemm na ba xale boobu su ñëwee si àddina bi maanaam dina fi fekk condition yoo xam ne dina ko gàttandu te aussi mu fekk lépp loo xam ne dafa war a aar si wér-gu-yaram dund ba mu war a dundee est-ce que meew yi sax doy na parce que ñu bari yu si bàyyi xel vaccin yi meew yi tamit céréales ak xeetu lekk yi nga xam ne tey xale war na ko lekk nguur gi daf ko war a teewal si réew mi ou bien moom moo koy defar boppam wala mu jëli ko mais xale bi warul ñëw aussi judd rek lekk li nga xam ne mag ñi moom la ñuy lekk si wàllu njàng tamit est-ce que ñu ngi prévoir école yu doy est-ce que ñu ngi prévoir ay salle de classe est-ce que ay maîtres yu doy si loolu jógee aussi ñu xool si wàllu yar gi tamit ndax am nañ benn système boo xam ne tey ji xale bi wala environnement social am na sécurité ak santé boo xam ne xale bi mun na si màgg bon su loolu weesoo tamit ñu ngi liggéey si wàllu maanaam communication askan bi ni ñuy fexe ba di leen engagé ñu jël seen responsabilité maanaam dugal seen loxo si li nga xam ne tey moom mooy yaru xale bi ak seen njàng ak seen wér-gu-yaram ak léegi ak seen kaaraange parce que communauté bi aussi dañ ci am cër du waajur bi kese yaay ji ak papa ji wala njaboot yi nga xam ne tey jii mooy mbokk yi ñoom ñoo yor mission boobu mais communauté bi yëpp tey am nañ cër boo xam ni
ñun dañoo def ay mobilisation sociale ay sensibilisation ñoom di leen engagé ci respect des droits de l'enfant parce que suñu xamul lan mooy droit de l'enfant pour respecter ko du ko mën a jëmal ci seen i gox donc loolu aussi dafa bokk ci suñu liggéey mais aussi li nga xam ne tey jii moom mooy politique nationale du Sénégal dëkk bu ne da ngay am sa politique. Sénégal depuis 2013 dañoo am stratégie nationale de protection de l'enfant mu nekk politique boo xam ne dañ ci tënk lépp loo xam ne yéene gouvernement bi pour jëmee ay xale ëllëg politique boobu nag ñi ci laal bari na gannaaw ministère yi nga xam ne tey jii dañu bokk ci gouvernement bi suñuy partenaires techniques et financiers ci lañ bokk waa société civile ci lañ bokk mais aussi acteurs communautaires yi ñun ñooy def coordination ñun ñooy coordonner politique boobu ci ministère bi direction également day assurer suivi léegi ci biir politique boobu dañu mettre en place ay dispositifs comme ay cadres maanaam ay comité intersectoriel kooku premier ministre moo ko doon jiite ak comité ak secrétaire exécutif national de protection de l'enfant kooku ministre bi yor kaaraange xale yi moom moo koy jiite mais day sukkandiku ci ay commission yi ñeent lañu soo gisee ma koy wax dafa am solo parce que benn bi mooy lépp loo xam ne day aar xale maanaam day fagu su du mën a aar xale mooy prévention beneen mooy prise en charge man ñi nga xam ne dañuy nekk ci loraange wala ñu am ay bëgg-bëgg wala ay soxla ay ñooñu commission boobu moo leen jël en charge di xalaat ci naka lay mën a tegeel mécanisme yi nga xam ne tey mën na leen accompagner ñetteelu commission bi mooy communication partenariat boobu ak promotion des droits donc ñeenteel bi moom mooy gestion connaissance suivi parce que aussi lépp looy liggéey il faut nga xool naka nga koy saytoo topp ko mais commission yi dañuy sukkandiku ci ay li ñuy wax ay comités départementaux de protection de l'enfant comme gouvernement bi wala direction bi kese mënuñu mate fépp dañu samp ci département bu nekk tey jii ci ñeent fukki département ak juróom yi daanaka ñeent fukk ak benn samp nañ fi ay comités départementaux ñeent rek moo des commencé woon nañ ko sax mais Covid bee tax ñu arrêté wu. comités départementaux yi préfet ñoo leen di jiite maire yi nga xam ñoo nekk ci gox yi diwaan yi ñoom ñooy vice président mais mboolem service bu jógee ci gouvernement bi te nekk ci gox boobu dañ see bokk association yi ndeyu daara bàjjenu gox yi sëriñ daara yi ak yeneen acteurs communautaires association yi rawatina ONG yi nga xam ñu ngi nekk foofu ci gox bi ñoom dañoo bokk ci comité yooyu di ci liggéey loolu mooy tey jii lépp loo xam ne dafa soxal xale ci département boobu ñoom ñoo ci xalaat di xool naka la ñu ci mën a apporter ay solutions dañuy tëral ay plan d'action ci kaw plan d'action yi tamit am na ay mécanismes yoo xam ne ñoom dañuy xamante seen biir wóolante seen biir di ànd di waxtaan plan d'action yooyu département bu nekk dafa am xëy na spécificité am na loo xam ne xëy na ñoom ñoo ko bokk su dee par exemple Dakar Saint-Louis Ziguinchor yenn dëkk yi ñoom mendicité moom mooy seen thématique de base am na dëkk yoo xam ne bon exploitation sexuelle la moom mooy Saint-Louis Ziguinchor ak Mbour Thiès parce que foofu tourisme moo fa dox am na ñoo xam ne aussi travail domestique la soo demee Diourbel Ziguinchor aussi am na fa xale yi Mbinaanu ak Fatick yooyu moo fa am mais nga dem ay côté Louga kii comment dirais-je Kédougou zone boobu ay Salémata yooyu xam nga dafa am ay mines donc xale yi dañuy liggéey ci mines ñoom travail des enfants moo fa gën a am solo moo tax plan d'action bu nekk ñoom dañuy xool problème yi nga xam te moom la xale yi di dund soo demee ay Kolda yooyu c'est le mariage d'enfants yeneen zone yi xëy na comme Matam peut-être c'est la scolarisation dañuy seet soxla yi nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne moom la xale yi di gën a dund seen gox ñu def plan d'action indi si ay réponses léegi nag am na si ay problèmes yoo xam ne ñëpp a ko bokkandoo waaw mooy prise en charge sur tous les plans am na aussi xale yi nga xam ne tey jii ñoom ay enfants handicapés lañu kenn du leen fàtte il faut ñu xalaat naka lañ leen di mën a dugalee ñu boole leen si askan bi ba ñu yëg seen bopp ñu bañ am ay frustration loolu daal dafa naa xaw ma si gàttal xaw ma si guddal pour wane rek bon liggéey bi yaatu na parce que xale moom mooy avenir u réew mi maanaam
dañu ne wax ma ban xale nga am ndaw nga am ñu wax la ban ëllëg nga sa dëkk di am ndaw yi soo leen préparé wul dafa leen laytaay boo xam ne ëllëg nañ ci mun a dëgërlu defe naa ne du ñu mun a taxaw bi war a taxaw seen réew. ban gis-gis nga am ci retrait des enfants de la rue ci période pandémie bi. bon xam nga pandémie bi mu tàmbalee ba léegi gouvernement Sénégal dafa organiser benn riposte nationale et si biir riposte boobu nag li nga xam ne tey jii moo concerné xale yi kooku mise en charge de la protection de l'enfant maanaam bi yor kaaraange xale yi jigéen ñi ak ndaw yi kooku dafa jëmmal benn kuréel comité de cellule de coordination de veille et de suivi cellule boobu daf si ànd ak naataango bi nga xam ne ministère de la santé ministère de l'intérieur ministère de l'action sociale ak yeneen ministère de communication ak développement communautaire parce que ñoom kenn ku ne da nga laale si affaire xale benn ministère kese tey mënul régler problème xale mu ne nag réponse bi ñoom kenn ku ne da nga am cër boo siy dox mesure bi mu njëkk a jël mooy nañ tëral benn plan d'urgence protection enfant contre le Covid mais plan d'urgence boobu dafa ne objectif bi mooy 0 enfant dans la rue benn xale nekkat si mbedd bi mais mu ne pour ñu jëmal ko il faut que ñu taxawal ay mécanismes yoo xam ne dañ ci sukkandiku pour liggéey bi mën a bar bu njëkk bi dafa ne nañu xool identifier aménager lépp loo xam ne ay centre la wala structure d'accueil bu xale yi mën a nekk loo war foofu ñu def ko si te ba mu ko tàmbalee tamit wër na ay centres yoo xam ne waa ministère de la justice ñoo ko jox lu mat ay 1200 lits waa aussi ville de Dakar jox nañu 11 centres yoo xam ne c'est équipé rawatina suñu partenaires yi nga xam ne ñoom ñooy waa COSAED mooy service social empire des enfants ñoom ñëpp dañuy yóbbu seen centre ànd vraiment ne dañuy jàppale gouvernement bi si affaire boobu centre yooyu ñu xool lan ma foofu lan lañ soxla si wàllu lal si wàllu dund si wàllu wér-gu-yaram ministre def na ko fa visité na yenn centre yi yeneen yi ñun visité nañ ko ak secrétaire général lépp loo xam ne tey jii xale dañ koy soxla mu ngi si centre yooyu mu ne si loolu weesoo nañ jëm a communiquer si waajur yi li nga xam ne tey jii loraange la si xale yi te mun nañ ci bañ a mucc si contexte Covid bi ñu gën a bàyyi xel si xale yi si biir kër yi waaye tamit si mbedd bi xam nga dafa am solo ñetteel bi ñu ne dañuy fexe daara yi nga xam ne tey jii ak sëriñ yi dañu am ay jafe-jafe parce que tey defe naa njaboot sax ñëpp am jafe-jafe rawatina ñoom ndax seen néew doole wala aussi dëkkuwaay bi ñu ko nekkee biir Ndakaaru métti na métti boo xam ne xëy na delluwaat seen dëkk moo gën ñu jàppal leen ñetti disposition la jëloon waaw bi nga ko tàmbalee tamit ñu commencé préfet bu nekk parce que liggéey boobu préfet yi ñoo koy def direction mënu ko def ministère mënu ko def mais dañ koy coordonner mais préfet yi ñoo am liggéey boobu waa ministère de l'intérieur préfet ànd ak ay équipe am ñu identifier daara yi nekk seen gox kenn ku si nekk donc identifier nga xam am na daara yoo xam ne anam ya ngeen fekkee wax dëgg yàlla rafet na sell na jekk na mais yéen kat mun a fexe ni ku leen naka lañ leen di jàppale nañuy jàppale njaboot bi nga mun a jàmbaarlu ak feebar mais am na daara yoo xam ne conditions yi leen fekk daanaka mun a xalaat ne doomu aadama war na mën a dund si situation bi te loolu aussi responsabilité gouvernement la kenn mënu ko seetaan waaw ñooñu tamit du leen fa bàyyi da ngeen ne est-ce que seen coobare bopp bëgg ngeen dellu suñu bëggee dellu dañ leen di préparer waajal leen jox leen xaalis jox leen dund indil leen kaar jël xale yi yóbbu si centre bàyyi leen fa 14 jours xool ndax amul jàngoro feebar parce que mënuñu leen jël Dakar rek yóbbu leen seen dëkk 14 jours yooyu su passé ñu yóbbu leen ba seen dëkk ci anam yu sell jébbal leen seeni waajur mais dañ koy jaarale si préfet bi nekk dëkk boobu nga xam ne moom la ñuy fekk ñi nga xam ne nag ñoom nee nañu bugguñu dem te xale yi conditions ya nekk foofu dafa jaaduwul d'abord dafa méngoowul ak tegtal yi nga xam ne waa Kër Docteur ñu koy def tàncaloo nañ ci biir xat na cet gi des na dund bi manqué na ak lu bari ñu ne leen ñooñu doo leen fi toog day di dem ala kulli haal il faut ngeen dem parce que aussi nguur mënul toog di seetaan xale yooyu ñu ngi wër si mbedd bi chaque jour këroo kër ñu ngi fay dugg yoo xam nga ban kër la feebar bi nekk
dañuy wër si mbedd lu ne ñu ngi koy laal xam nga xale yi ñoom lu ñu jël for tey ñooñu déjà ils sont exposés feebar bu nu si dal kenn ku ne non seulement dañuy exposé mais ay vecteurs lañu ku si am mun nga ko yóbbu fu sori. mais lu baax na balaa ngay continuer foofu est-ce que agent yi nga xam ne ñu ngi doon dem sur le terrain ñun ñu doon respecté règle yooyu nga wax ñu jël xale yi yóbbu leen ci centre 14 jours parce que am na ñoo xam ne dañu leen di jël te dugal leen ci car yóbbu leen directement ñu ñibbi. waaw non koo si gis loolu koo si gis rek ñu si suñu bopp am na ñoo xam ne dañuy confiné wu fa ñu nekk ah parce que fépp fu ñu ciy dem rek dañuy ànd ak waa kër docteur amul ñoom duñu jël risque tamit jël xale ñu si am sax njot di ko bàyyi muy dem parce que feebar aussi lu sérieux la kenn mënu ko foye te defe naa waa kër docteur am nañ responsable bu day ni ak fula bu day ni xale bu ñu wóolul ne war nga mën a dem duñ la bàyyi nga dem donc ku ñu jël yóbbu la directement c'est parce que da nga am confinement ñi nga xam ne amuñu confinement dañ leen di yóbbu comme ni ma la ko waxee centre yooyu tey jii am na junni ak juróomi téeméeri place yu nekk biir Ndakaaru xale yooyu foofu leen di yóbbu mais 14 jours yi ay charge la ay frais la mais daf ko jar parce que seen wér gu yaram ñu soo leen delloo seen waajur mbir moomu bi nga ko tàmbalee affaire centre yooyu ba xool anam mi nga xam ne xale war nañ fa mën a nekk incitation retour volontaire jot nañu jëlee si daara yi ak si mbedd bi parce que am na xale yu bari yoo xam ne si mbedd bi la leen fekk yollaan te jamono ji ñu toll nii di jógee dëkkoo dëkk wala goxoo gox naan yaa ngi wëri yollaan fu ne nga fay dem loolu danger la pour xale bi il faut ñu surveiller xale bi dañuy bañ ëllëg musiba am maar d'état su jotee benn xale taalib bi mu delloo ko si daara ba def naa responsabilité bi état bi la ñuy wax du ñu wax keneen du ñu wax sëñ daal du ñu wax kenn mais état bi la ñuy wax ba ñu koy joxañ nag état bi moom de responsabilité am xale yooyu mu xam naka la leen di aare si yenn conditions yu sell yi bon jot nañu retiré si dimanche bi passé le 17 mai lu mat si ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñetti xale lim bi ëpp na loolu fuuf soo boolee li nga xam ne mooy si région yi tey jii ma lay wax waa Ndar ñu ngi yóbbu préfet Ndar mu ngi yóbbu lu mat téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeenti xale ñii ñu ngi jël Malem Hodar ñi Tambacounda ñi Bakel ñi Kolda ñi Nioro ñi Kaolack ñi Louga ñi Linguère donc liggéey ñoom ñu ngi koy def foofu si département yi ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn 2381 xale yoo xam ne delawaat nañ leen seen i waajur li nga xam ne moo des si centre bi depuis dimanche passé parce que am na ñuy ñëwaat tous les jours dañuy ñëw en tout cas jusqu'au jour du 17 mai ñetti téeméer ak ñaar fukk juróom-ñaar 327 xale ñoo desandoo centre yi te talaata bii di ñëw incha allah après Korité ñooñu dañu prévoir pour delloo leen mais si kaw loolu dañu seetlu ne xëy na lim bi ba tey dafa néew si xale yi war a dem wala ñi nga xam ne dañoo war a volontaire am na ay sëriñ daara yoo xam ne ñoom bëgguñu fi jógee ñun ñoo xam ne tam bëgguñu fi jógee waaye conditions yi xale yi di dund daf naa xel mënu ko nangu si anam bu nekk ñu bari tey jii maanaam wutum dërëm moo leen fi bàyyi du leneen du njàng du leneen te même su woon Covid bi tamit xale yi jànguñu ñu ngi si mbedd mi ñu ngi versé maanaam kooku dafa nekk business boo xam ne ñoom ñu ngi si biir daara yi gars yi leen wooyee daara parce que soo gisee aussi ñu bari soo nee daara seen xool jóg c'est parce que ñoom daara ba ñu jàpp ne moom ngay wax bokkul ak daara bi nga xam ne tey jii moo tax ñuy wax profession boo gis ak liggéey boo gis am na ñu si rax ñoo xam ne tey jii dañuy def lu ko sudul noonu ñuy gàmm ak ñuy rax bokku mais tey def naa Sénégal ba Sénégal dëkk doomu aadama sénégalais jur fi yaru xam suñu société xam suñu sociologie ak suñu réalité culturelle et religieuse munoo taxaw nga ne da ngay xeex daara wala da ngay combattre daara wala nga ciy def lenn parce que référence la pour ñun mais li am solo mooy ñi nga xam ne tey jii dañuy mbubboo daara seen xale maanaam mbindeefu taalibe parce que noonu la ñu mën a wooyee ñu ngi si mbedd mi fan yi yenn fan ñuy fanaan léeg-léeg sax ñu jël fa ay jikko yoo xam ne man souvent ma la toog déglu leen wala ma leen di waxtaan ak ñoom dem na est-ce que ñi am nañ yaru daara
yaru mbedd lañ gën a yor ko yaru daara parce que xale bu am yaru daara am na comportement ak yenn wax yi ak yenn jëfin yoo xam ne du ko def mais am na si ñoo xam ne wax dëgg yàlla seen yar dafa manqué lu bari li ma yàlla baal li si des mooy ñooñu nga xam ne tey jii ay problème lañu mais il faut que nit ñi nangu ne ñoom seen bopp seen daara yi ñoo war a jël seen responsabilité parce que aussi ñu ngi ñooy façon bi ma lay wax ñu ngi ñaawal deru daara ñu ngi ñaawal deru l'islam parce que loolu leen wax rek yaa ngi koy wax si daara si turu daara alors que beneen tur lañ leen waroon wooye bulu daara donc ñi nga xam ne dañoo yelloo daara cosaanoo daara ñoom ñoo si waroon jóg avant état di si jóg ñoom ñoo war a xool ñi nga xam ne ñu ngi seen biir kooku profession yëpp la am mais nañ nangu ne seen profession am na si ñoo xam ne tey jii maanaam dañ leen war a jële fii dañ leen war a réorganiser dañ leen war a encadrer ba li nga xam ne ñu ngi koy def te muy yàq ñoom seen liggéey di yàq seen der nañ si jógee loolu mooy wax ji léegi li si des nag président de la République moom dafa ne xam nga gars yi naan ñoo fa baag Diouf day xeex daara yu ma xamul man dem naa màkk ñaari yoon ñooy naan ñoo fa baag day xeex daara defe naa gënuñu ma nekk nitu daara dëgg ñun ku si nekk uuf nga àlluwa jàng alxuraan waaw ñoom heure yi ñu jóg di julli heure yooyu laa jóg di julli heure yi ñu jóg di naafila heure yooyu laa jóg di naafila te xam naa sax suñu demoon si xam-xam ba si biir xëy na ñu bari xëy na ñi ma si ëpp xam-xam ñoo bari daal mais su dee ñaar sax xëy na ma dinaa ëpp tuuti xam-xam daal en passant mais li am solo mooy président de la République dafa dem ba jàpp ne xale yi ni ñu nekk nii si mbedd bi jaarutul ñëpp a ngi ci wax te état amatul fi ñu toll nii droit di leen seetaan li am solo mooy ñu leen génn si mbedd bi moo tax si conseil des ministres bu 29 avril bi passé mu ne madame le ministre Ndeye Saly yow ak sa càmmiñ Aly Ngouille Ndiaye yow ak sa càmmiñ Abdoulaye Diouf Sarr na ngeen taxawal li ñuy wax benn dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile xam nga loolu maanaam décision la ndigal boo xam ne chef de l'État mu war ko wax ba mu ko defee aussi madame le ministre dafa yónni secrétaire général am mu dem si tribune ministère de la santé le 6 mai mooy tribune boobu ñuy wax chaque jour situation Covid bi mu def déclaration mu ne à partir d'aujourd'hui décision bi nga xam ne moom la président wax te ñu war ko jëmal à la couleur forcément ñeenti ponk lu tëddee bu njëkk mooy retrait systématique de tous les enfants de la rue amatul xaj ak seen naan xale bi li moo ko fa tege lee moo ko fa def day yalwaan nag wala day doxantu wala leen moo ko fa indi mais xale boo xam ne anam ya nga nekk ci mbedd jaaruwul xëy na bàyyoo fa sa sago xëy na nit moo la fa bàyyi di la wutloo wala nga nekk fa si yeneen anam dañ la fa jële systématiquement ñooñu nag xale yi gën si kër yi si lañ bokk am ñu jóge si kër yi di yalwaan ñu jóge si daara yi si lañ bokk ñi nga xam ne dañoo fàq seen kër tey ñu si bari fekk nañ la ay Cap Manuel si gorot yi foofu si suufu pont yi ñooñu ñëpp seen bokk su ne 0 enfant de la rue loolu mooy xale amul xàjj ak seen waxuñu taalibe waxuñu fàqman waxuñu ku jóge si waajur mais xale lañ wax doomu aadama boobu nga xam ne dañ ko war a sàmm aar ko loolu kuy gis sa bopp ba ne dañ lay attaqué wala ne xeex defe naa ne leneen moo nekk sa xel wala xalaatoo njëriñu xale boobu xalaatoo wér-gu-yaramam tey kenn bëggul sa doom nekk si mbedd bi kenn bëggul sa doom dugg këroo kër soo koy def loo doomu jàmbur rek xëy na xalaatuloo kooku kaaraangeem wala wér-gu-yaram wala jàmmam waaw loolu responsabilité boo xam ne nit ku ne yaa koy gàddul sa bopp waaw leneen li si topp mooy suñu génnee xale yëpp si mbedd bi te tàmbali nañ ko mooy lim bi mën a jox ñaareel bi ñu ne xale yi nga xam ne tey ñu ngi leen teg si ay bërëb parce que sëriñ daar yu bari nee nañ ñoom yàlla wax na tuñu mais ñu ngi téye xale yi mais téye xale yooyu tamit dund bi nekkatul na mu waroon nekk manqué na kooku day indi loraange si xale yi dañu war a lekk ba suuf dañ doon lekketuñ ko dañ doon dëkk tamit gën na xat parce que aussi dugg nañ ci ay daara yoo xam ne lu mat ñeent fukki xale fanweeri xale si benn néeg loolu defe naa ne xel mënul nangu si situation bi ñuy dund nii
ak tekk li nga xam ne kër docteur joxe na ko nit du dund si situation boobu ñoom dañ jàpp ne c'est normal mais fi ñu toll nii defe naa ne baatu waa kër docteur tey jii moo war a fës gannaaw beneen baat boo xam ne war nañ ko mën a yëkkati pour justifier ne xale yi dañ leen war a dugal ci benn bërëb ñooñu nag condition yi nga xam ne foofu lañ nekk ci daara yooyu su leen fa fekkee il faut ñu jëlee leen fa parce que dara dafa matul lu war a tax tey ñu moytu feebar wala ñu moytu xiif wala ñu moytu lorange boo xam ne mën na leen fekk foofu ñu ne ñetteel bi mooy nañ organiser mooy ci dispositif spécial bi ma lay wax ñetteel ponk bi mooy nañ fexe bépp xale bu ñu récupérer ci mbedd bi wala gënal la ci daara yi nga xam ne tey jii si nekk ni fa dafa jaaduwul ñu dellu leen seeni waajur te tey préfet yi ñu ngi def liggéey boobu ñeenteel bi nag mooy xale yi nga xam ne bitim réew lañ dëkk bari nañ ci lool tey lim bi ëpp na ay ñeenti téeméer yoo xam ne identifié nañ leen ba ñu ngi ci centre yi ñi ci ëpp bon mun naa bañ a tudd sax nationalité yi bañ a heurté mais dëkk yi nga xam ne moo ñu wër waaw xale yi foofu lañ jóge ñëw Sénégal donc loolu mooy liggéey bi nga xam ne tey jii ñu ciy dox te ña koy jëmal mooy gouverneurs yi ak préfet yi président dafa joxe ndigal jox ko ministre ak ay yeneen ministres yi ñu taxawal dispositif mais dispositif boobu ña nga xam ne tey jii ñoo ko war a jëmal mooy gouverneur moom moo jot instruction wax ak ay préfet ne leen préfet yi ministre président lii lañ bëgg defe leen ko nii te actuellement préfet yu bari ñu ngi koy jëfe si te am nañ ci ay résultats tamit yoo xam ne dañ ko partagé suñu demee ba dajale lépp. ñu mel ni ba léegi am nañu difficulté pour retirer xale yi définitivement ci mbedd bi ba tey ñu gis xale ci mbedd mi. moo tax ma ne fi ñu toll dañ nekk si liggéey boo xam ne kooku responsabilité gouverneur ak préfet la xam nga njiitu réew su ne génne leen xale si mbedd bi wax ji dafa leer nañ ministre na leen nii ngeen di génnee xale yi si mbedd bi soo leen génnee mun na leen teg si bërëb yii lépp lu ñu soxla moom daf koy joxe seen dund seen wér ak seen lépp suñuy dem tamit ak dëkk bu ñu mënta jógee la leen war a yóbbu moom ministre bi yor kaaraange xale yi moo koy joxe waaye léegi li si des nag moo ñoom nañ def seen liggéey génn xale yi si mbedd bi. léegi bande boobu nga xam ne ñu ngi jóge ci sous région bi di ñëw. yan dispositif la si. bon ñooñu dañu ne dañuy waxtaan ak seen ambassade yi ñu ngi def ay correspondance parce que bi ñu indee ba pare li nga xam ne xale yi il faut ñu waxtaan ak seen i consulat seen ambassade d'abord ñoom dañu war a ñëw visiter xale yooyu si yan condition lañ nekk waxtaan ak ñoom visiter ba xam ne ñii seen i doomu réew lañ ñu waxtaan ak ñoom si yan condition la ñuy delloo comme dañoo tëj frontières yi am na possibilité entre gouvernement suñu waxtaanee ñu def corridor yoo xam ne xale yooyu mën nañu dugal si avion delloowaat leen wala ñu jaar leen si yoon bi ñu dellu loolu moom du problème ñu ngi koy def diggante ñu ne Gambie te amul benn problème mais yeneen dëkk yi ñooñu suñu dajalee seen ambassadeur ba waxtaan ak ñoom seen bopp way laa ñu jël xale yi en charge fii ba ba ñuy ubbi frontière ñu dem ubbee ñu ubbi frontière ñu yóbbu leen su ko mënu jël tamit ba tey responsable du gouvernement Sénégal la muy defal ay doomam loolu lay defal ay doomu bitim réew parce que convention des droits de l'enfant loolu la signé bépp xale ak dëkk bu munta nekk donte c'est la première fois mu ñu fa juddoo fa yaru fa amu fa benn mbokk gouvernement bi moo fay yaay mooy papa mooy léppam te lépp loo xam ne gouvernement daf koy defal ay doomu réewam forcément la même chose lay defal sans discrimination loolu mooy convention des droits de l'enfant. Les services yi nga xamante ne ñoom ñoo chargé protection de l'enfant est-ce que ñoom ñuy joué pleinement seen rôle. li ma lay wax nii moom mooy rôle bi de léeg-léeg yaay xool sax ndax ñu koy joué wala déet. parce que les services de protection de l'enfant dafa yaatu. gannaaw ministère bi rek déjà am na juróomi service yu fi nekk. am na office des pupilles de la nation. kooku mooy xale yi nga xam ne seeni waajur dañoo ñàkk seen bakkan ci service national ba tey ñu leen toppatoo te ci Batalo Diallo la commencé woon am na ñoo xam ne dañ nekk centre Guinée kooku structure la bépp xale boo xam ne tey dañ ko for mbaa nga am problème fa lañ lay dalal centre Guinée dégg nga ne chaque jour ñu fa yóbbu ay xale centre su fa amul woon kon xale dañ nekk ci mbedd taxawal wala ñu lu ne mën na leen dal waaw
bi ñuy wax cellule d'appui à la protection de l'enfant CAP moom mu ngi si biir ministère bi ñoom aussi fépp foo xam ne seen loxo war na fa dugg pour jàppale dimbali si wàllu xale ñun ñu koy def benn mooy direction bi protection des droits de l'enfant maanaam liggéey boobu ngay gis ni yëpp retrait enfant yi loolu ñu koy coordonné donc nekkul lu oyof mais suñu génnee ci direction bi soo demee ministère de la santé et de l'action sociale am na direction générale de l'action sociale am na division enfants handicapés enfants déshérités groupes vulnérables ñooñu dañoo laal ci xale nga jóg fa dem ministère de l'éducation direction enseignement élémentaire même éducation nga dem agent su ñun dama su ñun fàttali naa agence nationale case tout petit tey jii ñoom li ñu am ci ay kuréel ci gox goxaat yi tax na tey ñu xalaatu woon sax ne seen doom diggante 3 ans ba 5 ans mën nañ dugg école parce que ñu bari nag jàng nañ fi ba tey nekk ay cadre mosuñu jaar ci ay préscolaire wala jardin d'enfants dañ jàpp ne waa Ndakaaru rek wala ñi nga xam ne seen baay am na xaalis seen waajur yi ñoo mën a dugg préscolaire mais les cadres tout petit tax na soo demee Fouta soo demee Kolda Kédougou foo mënta dem ci Sénégal di fa gis ay cadres tout petit xale yi di fa jàng donc loolu ay politique la soo demee ministère de la santé si wàllu wér-gu-yaram bi aussi wàllu wér-gu-yaram bi ñoom ay services de protection lañu tey jii maanaam la doon dee si ay xale suñu leen judd loolu wàññeeku bu baax politique césarienne boobu ñuy wax mais si ay services la bokk pour xale bi mun a aar yaayu xale bi ñu ngi ko def ay gratuité parce que loolu moom mooy la protection soo xoolee dafa yaatu mais gis nga protection dafa nekk domaine social boo xam ne dafa complexe moo ko la pauvreté ñoo yem sooy lutter contre la pauvreté mun nga lutter ba àdduna tukki pauvreté du fi jeex toujours da nga koy gis moo tax dans le domaine de la protection maanaam changement yi du gaaw mais am na ay mesures radicales yoo xam ne nguur su ko jëlee mun na heurter y a des résistances mais il faut aussi la communauté ak la société ànd si jàpp si tey jii xale bu ñu fekk si mbedd jox ko dërëm ëllëg di nga ko fekkaat mais askan wi suñu toogoon maa ko ne léegi dañoo tere yalwaan xale yi wala xale yi ñuy yalwaane nii daanaka exploitation dafa nekk si biir ku am loo siy sarax na nga dem ba sa daara bi nga joxe ko fa xale bi mun a nekk si mbedd nga romb ko fa dem si daara bi jox ko seen daara bi bu kenn joxati benn xale dërëm si mbedd bi est-ce que kon di nga gis ni benn suñu toogee pendant 15 jours di xëy ba ngoon di wàcc te kenn jox leen dërëm est-ce que dañ fa demati ak leen soo amee dund wala lekk biir quartier bi mu ne organiser association bi wala bàjjenu gox yi wala léegi daal ne leen ku si des ak ñam indi ko kër imam wala kër chef de quartier wala kër benn jeune responsable ñu dajale ko di ko yóbbu si daara bi jaratul xale di gën di wër si mbedd di yalwaan di def leen donc loolu organisation la te ñu ngi ciy sensibiliser pour dire que rek société bi dañu am responsabilité am na loo xam ne nguur gi mën na ko am loo xam ne askan ñoo ko war a rek dañuy organiser seen sécurité dem ba ne léegi xëy na peut-être fii sàcc yi bari nañ fii ñu ngi lor yooyu ñu cotiser seen biir jël ay gardien mais nañ def noonu si mbir moomu parce que ñëpp la concerné c'est les enfants de tout le monde li si def nag bon mooy la loi nguur gi aussi am na sañ-sañ am na doole xëy appliquer la loi te kenn du si mën dara dina métti trop si ñëpp mais suñu nee nañ def démarche pédagogique waxtaan ak ñoom masla mais si biir masla boobu ñu ba dañuy jàpp sax ne ñu ngi seen droit la ñuy def ñu xam loo leen ne lii dafa méngawul ak lii donc suñ demee si loolu su ne ba si biir ñoom seen ba dañuy xam sax ne gaa nguur gi mënoon a agir seen kaw te agirul te ñoom loolu ñuy def xëy na mais lañ ciy teg mooy donc nañ leen dimbali si noo xam ne mën nañ génne situation boobu. fan ngeen toll si projet de loi bi modernisation des daara fan ngeen toll. projet boobu de dafa naa ne soo ko lay waa ministère de l'éducation parce que xam nga mbirum xale su ne daara dañuy foog ne ministère de la famille la mais daara dafa ne institut éducatif boo xam ne nañu considérer école noonu la ñuy considérer daara comme ministère de l'éducation ñun ñoo ko yor ñun sooy gisee ñu siy laal c'est parce que dafa concerner xale ak dundam xale boo nga xam ne tey jii dafay jógee si kër ñëw si daara xale boo xam ne dafay soxla si biir daara boobu mu am li ko war si wàllu dund si wàllu kaaraange ak yooyu ñun loolu la ñuy toppatoo
moo tax projet modernisation des daara ministère de l' éducation moom moo ko porté te porté nañ ko ba projet bi adopté nañ ko en conseil des ministres c' est adopté en conseil des ministres donc étape assemblée nationale kese moo si des loolu nag ñu ngi koy topp pour mu bar pour mu gën a gaaw code de l' enfant bi aussi c' est la même chose code de l' enfant bi procédure yëpp jeex na élaboré nañ ko ba lépp fi nga dem conseil des ministres rek moo si des su jógee conseil des ministres day dem assemblée nationale pour dire que procédure boobu épuisé nañ ko li si des nag mooy comme daanu dajul suuf mun a xëy lépp sotti askan bi nañ ci dugal seen loxo jàpp ci te xam ne xale yi ñun dañu am responsabilité si ñoom toute la communauté dañu am responsabilité si ñoom su leen seetaanee vraiment ñu ngi seetaan loraange ëllëg Sénégal su leen jàppale nag ñu ngi jàppale Sénégal parce que xale buy dund si mbedd mi yenn jafe-jafe yi ñu lay sonal ñu lay xas ñu lay saaga soo màggee loolu ngay xam maanaam yërmande ba nga war a am sax ak xëy na éducation ba nga war a am ba mun ko dupliquer dootoo ko am éducation mbedd mi yow da ngay yaakaar ne àddina violence sax parce que loolu nga dund ba màgg dootoo mun a am yenn comportement yi nga xam ne tey jii war nañ ko mën a séntu si un citoyen responsable. waaw xanaa di gërëm di sant ñi nga xam ne ñu ngi seetaan waaye aussi di am njott ne xëy na li ñu si wax nekk na loo xam ne mun na bañ a gaañ kenn mun na bañ a viser kenn lépp loo xam ne nekk si wax rek c'est pour defar la waaye pour leeral li nga xam ne tey jii moom mooy politique gouvernement bi si wàllu nga xam ne moom nga ñu laaj li si des mooy ñoo bàyyi moomu ko ministre bi moomu ko président moomu ko maanaam mbirum Sénégal lépp loo xam ne daf fiy yàqu kenn ku ne fa nga nekk la nga si mën a defar nga jëm ko defar nga bañ ko jiñ kenn ni di moo tax suñ defee noonu la nga si mënul def tamit nga xool ña ko war a mën a def nga ànd ak ñoom say xalaat ak say doole ak say moyens nga taxaw seen wet mais li nga xam ne moo gën a tey ji fës Sénégal maanaam mooy critiquer ak dénoncer te li ñu gën a loon mooy nit lépp loo xam ne daf ko naqari si doxalin wala mu koy ñaawlu wala mu yaakaar ne waroon na gën a mun a bar na ñëw toog ñu waxtaan si wéccoo xalaat parce que kenn matul mais si liggéey boobu nag dañ mun a li nga xam ne ñëpp moom lañu bëgg nañ ko am mais am ñoo xam ne defe naa ne toog di sànni si xeer rek di saaga yooyu moo leen gën a yomb te am ñu lenn luñ fa teg te loolu aussi du yëmale réew kanam loolu du taxu réew donc di ñaan daal ne xale yi suñu responsabilité lañu doomu ñëpp lañu man xale yi nga xam ne maa ngi xëy soo ba ngoon di xeex pour seen kaaraange di leen protéger juruma leen mais samay doom lañu doomu askan bi lañu kenn ku ne di si war a am man a yitte boobu si seen kaaraange seen wér-gu-yaram am si laabir te xam ne mënuñu amuñu donc lépp lu ñu nekk rek kooku si volonté société bi waaw kon ñëpp jàpp seen loxo jàppale si gouvernement bi te xam ne xale alalu yàlla waaw loo si def incha allah yàlla mën na koy fay di leen ziar di wax ne lépp loo xam ne dafa dëng si kàddu bi rek loolu si matériel doomu aadama la waaye lu si jub tamit ñu koy gërëm yàlla rek